sunu kër rajo. yéen a ngi déglu rajo sunu kër. jaajëfate man la de Henry Poupa Cissé radio yaa ngi déglu suñu kër radio. yéen ñi di déglu rajo sunu kër ñu ngi leen di gërëm bu baax ci seen fidélité. Sunuker.com. Sunuker.com. Welcome to Sunuker.com. L'info autrement est la toute nouvelle émission de la radio Sunuker et le site Sunuker.com. Une émission présentée par notre lumière nationale, l'international l'Amazon, Sokhna Rama Diagne, et l'incontournable, le chroniqueur, le pertinent. Il nous retrace les faits saillants de l'actualité nationale et internationale. L'info autrement, c'est tous les jours, du lundi au jeudi, 16h GMT, 18h Paris, en direct sur Sunuker Radio. Pour y participer, appelez au 001 920 786 85 30 ou 001 951 665 85 35. Vous pouvez aussi ajouter Skype Sunuker Radio ou participer via Skype en ajoutant Radio Sunuker. Mbokk yi, lii di émission bu bees tàq, l'info autrement di émission bi nga xamanteni Radio Sunuker ak sunuker.com ñoo leen koy jagleel ngoot bu nekk si bu 16h jotee ca Dakaru 18h ca Paris. Mbokk yi, Radio Sunuker moo ñëw ak yéen ak Sokhna Rama Diagne Arwa, l'Amazon international, la Linguère nationale. Di émission bu amul fenn, émission bu leen di dëgtal xew-xewu bés bi. Dañuy faral di wax naan picc nga ci kaw waaye xel maa ngi ci suuf. Loolu moo waral Sunuker compétence bu ñu ko xamee, indépendance bu ñu ko xamee ak crédibilité bu ñu ko xamee mu jagle leen émission bu bees bi l'info autrement. Bu ngeen si bëggee bokk ci waxtaan bi yéen tamit mën ngeen a woote ci 001 920 786 85 30 wala ba tey 001 951 665 85 35 wala bu fekkee dañ ko bëgg a déglu tamit mën ngeen a woote ci 001 302 781 82 04 wala sax gaañi lu gën a easy doo fay dara ajoutel Skype rajo sunu kër. L'info autrement du fenn fudul fii si sunu kër ci kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal di defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy mine ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre. loolu la ñu nekkee dénk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment kii ni nga wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba tor ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii nga fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak daal du tax nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur
président intérieur de xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon kon loolu day wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc ku la defal lii yëpp ndax am nga payam. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokk auditeurs yi yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey jii nag di mercredi le 20 octobre 2021 ñu ànd ak mbégte bu rëy di dellu si waat ci seen émission bi ñu leen di defal du lundi au jeudi à partir de 16h GMT mu nekk 9h du matin fii ci Californie nekk midi ca New York nekk 18h ca Paris ca Italie ca Allemagne ak foofu ca Europe de l'Ouest tey nag soxna Rama ñëwagul maa ngi la di ñaan ngeen di koy ñaanal ko yàlla delloo ko boppam yàlla gën koo may wér yàlla teggil ko tolof yokk ko sutura ba muy mën a dellu si waat di ànd ak ñun parce que ay empêchement moo waral tey mënul sax ñëw ci émission bi may nuyu sénégalais yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca Europe di nuyu ñi nekk fii ci Amérique ñi nekk ci salon de coiffure yi ñi nekk ci salon de couture yi ñi nga xamante ne ñoo nekk aussi ci bureau yi di ñu déglu ñi nekk Sénégal parce que petit à petit maa ngi jot ay feedback ci ay nit ñoo xamante ne dañu leen ko yónnee may gërëm bu baax ñi nga xamante ne ñoo ciy jàpp pour xamale li ñuy def ba am nañu ci sax ay contact yoo xamante ne ñenn lañu ci kilifa yi politiciens yeeg ñiy yëngatu ci mbirum politique bi ba pare des fois ndeysaan di wax ay wax yu rafet parce que ñi leen ko présenté noonu lañ leen ko présenté donc maa ngi leen di gërëm bu baax di ñaan képp ku ko déglu boo seetaanee sunu vidéo yi wala nga déglu ko mën nga ko partager ak ñeneen ñu xam ko li may fàtte wax aussi mooy ñi nga xamante ne dañoo am ambition bëgg animer une émission ils peuvent nous contacter aussi ñu jox leen opportunité ñu def ko ginnaaw bu ñu waxtaanee ba juboo ñu mën a mettre le côté technique ci seen côté bu ko defee ñoom seen wàllu bopp ñu mën a animer seen émission indépendamment de sunu programme yi ñu am ñun waaw donc loolu mooy li nga xamante ne moom laa bëggoon a partager tey nag presse bi am na fi ay coow yu bari yoo xamante ne am na fi bokk na ci soxna soosu nga xam ne moom la ñuy wax soxna Aïda Diallo dafa déclaré ne dafa am ay nit ñu tëb këram maanaam ñoom ñu ko woowee ko côté assassinat ñu ne dañ leen bëgg dañ fa doon def une tentative d'assassinat pour rey ko ñoom loolu lañ ko jàppee ndax nee nañ dafa am ay nit ñoo xamante ne groupe lañu nee nañu nag une quinzaine de personnes la dañoo tëb ci biir këram ca Médinatu Salaam xam nga ma nga nekk ca Mbuur nee nañ ñooñu dañoo encagoulé yore ay machette ak ay arme à feu nee na bu ñu tëbee grille yi dañoo ñëw di laajte
ana soxna Ayda ñooñu nga xam ne ñooñ lañ ko doon laaj nag xamuñu ñooñu lan lañ ci doon kii léegi nag ñu commencé di xeex ak ñoom ba jot cee neutraliser ñenn ci ñoom woote au secours ñu daal den jàpp te loolu nee nañu ci guddi gàmm gi la mais dafa am benn démenti boo xamante ne aussi nee nañu gendarmerie après enquête def nañu ko nee nañu benn nit la boo xamante ne àndul ak xelam daal d'après gendarmerie li tax ma sulli ko mooy nit ñi dañu war a yeewu ci ay mbir animosité yoo xamante ne dafa jóge ci ay kilifa ku ci nekk di woote mbooloo mooy ñi nga xamante ne ñoom la Cheikh Béthio jur Cheikh Béthio mu baax ma sama xarit sama sëriñ sama jëwriñ tey ay doomam ñu ngi xëccoo lan la ñuy xëccoo ñoom rek ñoo ko xam ay soxna yi ñu ngi xëccoo lan la ñuy xëccoo ñoom rek ñoo ko xam li ci nit ñi mën a jàng mooy gis nga affaireu sëriñ si ku ci yeewuwul bu subaa ngay comprendre te ce sera trop tard ndax ñun ñëpp yàlla daf ñu def ñu doon ay jullit lañu jullit te boo nee jullit da nga naan laa ilaha illallah muhammadu rasulullah mais am ñoo xamante ne xëy na yoon woowu sax yoon wu nu fent la ba pare ay nit di ci yëngatu ku ci nekk xëy na gis nga ci sa intérêt waaye dañ koy def ci benn nébulosité boo xamante ne doo mën a am benn explication boo xam ne da nga koy teg ci l'islam dañuy tantôt ñu ne la dañ koy yóbbu mu dem bay jege Baay Faal yi ñu defe ne Baay Faal lu ko neex la doon def tantôt ñu boole ko ci yàlla rek a xam teg ko ci ay mbirum baatin yoo xam ne doo ko mën a comprendre waaye at the end of the day mooy à la fin de la journée yow li ngay laaj mooy nit ñi lii lan lañ ciy jariñoo lan lañ ci mën a jariñoo doo ko xam lan lañ ciy mën a jariñoo doo ko xam pourquoi man bu ma bëggee liggéeyal sëñ bi munuma ànd ak sama njaboot man bu dee togg joxe la ma togg dem yóbbul ko ci daara sëñ bi pourquoi loolu man munuma ko def pourquoi je dois passer forcément par ces gens-là fu mu toll nii waxuma jëmale ko ci kenn de ñoom ñëpp laa koy jëmale pourquoi par force li ngeen di togg wala li ngeen di joxe ngeen war ko jaaree foofu pourquoi parce que des fois tamit tu te poses des questions hein? Parce que yenn alal yi bu fekkoon ñii di woote réellement que ni ñoom alal yooyu noonu ñu doon dajale fi mu waroon jëm la jëm yenn biens yi kenn du ko fi bàyyi yenn biens yi des maisons des milliards des opportunités bu fekkoon ne dëggantaan njaay yow da ngay jël rek di dajale pour liggéeyal ñi nga war a liggéeyal nga xam ne daara yi ba tey ñu ngi fi y a plus de 30 y a presque je pense que c'est 28 daara à Xelkom yoo xamante ne doomu sëñ Saalu yi ñoo ko yore bu fekkee xale yooyu dañ leen a bëgg a dimbali réellement nit waruta sax noppaliku ku def loolu sa mission waruloo noppaliku bu fekkee ne réellement loolu rek moom nga war a def te loolu xewul rek ci yoonu murit léegi dafa sarsarale fépp bu fekkoon réellement ndimbal rek la ñuy def duñu fa jaare di doon ay milliardaires parce que xaalis yi nga xam ne moom la ñuy wone ne dañuy jënd ay nag ak ay bëy ak ay gëléem ñu ne dañuy célébrer bu fekkoon réellement loolu la du seen xaalis parce que xamee wuñu leen ay entreprise xamee wuñu leen ay business
donc bu fekkoon réellement xaalis boobu ci ñi mu war a jëm la jëm kenn du fi jóge di fi bàyyi autant de maisons autant de biens léegi nag am na ñoo xamante ne ba tey ci yooyu la ñuy dund te waroon nañoo yeewu xam yoon wi parce que nit boo ànd ak moom weer sax di liggéey war nga mokkal pour mën a xam naka nga koy defee ay xëccoo ku ci nekk fu mu toll nii ci mbir mii nii yaa ngi ciy gis ay spéculation ku ci nekk di ko jiiñ sa morom parce que ay xëccoo taalibe la benn sëriñ la ñu bokkoon en commun ñii doon doom ñii doon ay soxna bi fi kooku jugee ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi am fooy féete dañuy dem sax bay am ay nit ñu leen nekkal ci rajo yi di gaaruwaale keneen ki wala di dal keneen ki war nañu ci yeewu ñun ay jullit lañu ku la woowul ci l'islam amal ful la dem feneen parce que nit ñi mënuñoo leen hériter diggante sëriñ ak taalibe bi jàngal la rek ak tegu ci yoonu yàlla wan la yoon wi ngay jaaree ci yàlla ku la ko defalul yaa ngi nax sa bopp te ñu ci ëpp bàyyi nañu seen rakk yi ak seen mag ñi duñ leen defal teraanga ak seen yaay yi ak seen papa yi di ko dem di ko joxatu bàyyi keneen mu koy dajale ba bu fi jugee ay doomam ñoo koy doon ñoo koy xëccoo loolu rek a xew ci réew mi ñoo xam ne dañuy croiser les bras di la dig un lendemain incertain boo xamante ne ñoom mënuñu la ko garantir yàlla xam na ko ñoom mënuñu la ko garantir moo tax ñoom ak politiciens yi le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel dafa am une exploitation grave bu ñuy def ci nit ñi te lenn rek lañu ko teg mooy ci l'espoir espérance yaakaar ne bu subaa dina baax te kenn demul démb dem suba ñëw nettali la tey ne la lii mooy xew suba kenn xamu ko kumpa googu moom la ñuy exploiter le politicien bu ñëwee di lekk sa xaalis c'est dans l'espérance que bis bu ñu ko falee def ko président wala ñu def ko ministre mu mën laa jàppale defal la facilitation ci loolu la même chose fu mu toll nii moom la sëriñ si ndaw si ku ci bokk ci benn famille rek benn branche religieuse rek ñu ngi lay jàppee benn genre kéemaan quoi maanaam on fait de l'exception une règle te xam nga ne exception moom mooy confirmer règle mais ñoom exception bi la ñuy jël mu doon kumpa gi xam nga loolu mooy kumpa ñoom moom la ñuy jël nag léegi nag moom mooy doon majorité te ñëpp nag mënuñoo baax ñëpp mënuñoo baax te am na yenn yoo xam ne boo ci saxee dëkk ci ñi gën a ndóol nag ñooy gën a nekk ci loolu li gën a graaw boo gisee ñu wax ne la religion c'est l'opium du peuple mooy ñi gën a ndóol ci loolu la ñuy yaakaar parce que gis nga ndóol ak jaaxle ak problème gis nga boo ko amee ci lañ lay nax tant que amuloo problème du la nax même li may wax nii nag c'est valable pour le pouvoir temporel c'est valable pour le pouvoir spirituel soo feebarulee docteur bi du am xaalis maa ngi dégg benn fajkatu impuissance bu doon def benn vidéo di expliquer ne dafa ñëw Amérique ñu boole ko ak nit koo xamante ne dafa impuissant te juddoowu ko nee na mu jox ko ay garab herbe ne ko yii da nga koy naan lii da ngay def lii telle heure nga koy naan waa ji def ko quelque temps mu commencé yëg boppam mu ne ko ndax affaire bi mën na ko daaneelaat mu ne ko normalement waratulaa daaneel feebar bi daanaka wër nga dee koy jël rek léegi au lieu nga ko doon jël bés bu nekk nangam de temps en temps nga koy jël waxe ko noonu docteur bi nee na docteur bi ne ko mais yow lii boo ko defee mais doo am xaalis mu ne da nga war a seet naka nga koy defee petite dose bu ko defee bu naroon wër en 6 mois xëy na mu wër en 2 ans au moins yow di nga ci mën a gagner li nga liggéey li waral exemple boobu mooy ku feebarul docteur du lekk sa xaalis te ça c'est à travers la peur ngay domtee nit ba muy def loo xamante ne pour ragal a daanu ci li mu ragal moo tax mu lay jox kopparam pour ragal a daanu
ci li nga koy tiitalee moo tax moom mu lay jox xaalisam. exemple boo dëkkee ci Amérique fii nii par exemple ñu bëri dañu fiy dëkk amuñu benn problème am na ñoo xamante ne dañu lay jaay ay assurance ne la am nga kër léegi fu mu toll nii yow kër gi yaa ngi koy fay léegi boo deewoon nii say doom duñu am lu ñuy def nga commencé jënd assurance vie pour bu la dara dalee ñoom ñu fay kër gi jox say njaboot xaalis bu ñu mën a dundee nga wér dara dalu la ñu ne la parce que loolu lu tax nga koy def mooy bañ traumatisme boobu nga xam ne moom ngay bañal sa famille yow nga ne léegi man naa jënd loolu bu ko defee ñoom bu leen dalee éventualité am noonu la tubaab di xalaate mais tubaab li tax muy xalaate noonu dafa am lu muy def sur le plan économique parce que bu ñu créé wul ces situations là xaalis day dugg waaye du génn bu xaalis dul génn du tourner su tourné wul nit ñi duñu am xaalis moo tax ñoom dañoo dem bay calculer xam ne ñaata temps la nangami xaalis bu duggee ci communauté noire yi ñaata temps lay def ba génn fa su duggee ci communauté hispanique yi ñaata temps lay def ba génn fa su duggee ci loxo tubaab ñaata temps lay def ba génn fa loolu yëpp tubaab yi xam nañ ko économistes yi ñoo ko xam dañuy dem bay defar ay statistiques di ko xam dem nañu ba xam ñaata xaalis bu duggee ci biir communauté africaine yi nga xam ne ñoo nekk Afrique ñaata temps lay def sunu loxo am na ñoo xamante ne alal bu duggee seen loxo rek day gaaw génn parce que ñoom dañoo bëri ay soxla ba nga xam ne lu dugg rek day dugg à la seconde mu génn dem faj beneen soxla am na ñoo xam ne sax duñ ko laal soo lañ koy jox ñu jox ko diw mu dem defal ma nangam sunu communauté yu pauvre yi noonu la ñuy dundee am na ñoo xam ne chaque jour bu ñu xëyee amuñu dépense dañ koy lijjanti buy dugg seen loxo rek génn na pour lekk ñu ne la nga wér dara dalu la ñu ne la da ngay wut assurance maladie pour au cas où boo feebaree te pourtant loolu boo feebaree dinañ la toppatoo de waaye bu dee feebar bu lay rey kenn mënu la cee sauver parce que am na feebar yoo xam ne kenn mënu ci dara bu ko defee nga dem jënd assurance maladie ñu dem ba foofu ne la da ngay wut sa kër bi nga dëkk da nga koy wutal assurance parce que bu tremblement de terre amee comme dëkk yu mel ni Amérique wala bu lakkee comme dëkk yu mel ni Californie wala bu amee flood comme dëkk yi nga xam ne ñoo nekk ci Nouvelle-Orléans New Orleans fii ci Amérique wala bu amee ay ngelaw sa kër toit yi naaw comme ni muy amee ay Floride ak yeneen i dëkk ñu ne la da ngay wutal kër googu assurance nga génne sa xaalis joxe yooyu yëpp li may wane mooy tiital bi ñu lay tiital dañu dem ba nga xamante ne sëriñu marabu yu ndaw yi dañ naan la léegi nag da ngay aar sa bopp ndax bu gaa yi bëree dal sa kaw war ku dal sa kaw nga xam ne nga mën a protéger wu mais loolu mooy assurance yi ñuy jënd en Afrique assurance su sëriñ nga dégg gaa yi di bàqu koo laal rek boo ko xëggee rek sa dënn bi sax day am lu ciy tegu ndax ay ndomb yuy traversé seen dënn yi comme ay mbëru làmb quoi seen ndigg yi léegi gel yi sax takkatuñu jal-jal yi quoi ay yooyu la ñuy takk ma kenn laaj nu ma ko xamee dañ ma ko wax taw ma fenn ay ndomb la ñuy takk ne dañuy loolu mooy seen assurance tiital boobu la ñu lay def gis nga tey boo xoolee ci internet bi loolu la maam mën yi ñoom ñooy publicité man sax am ñoo xam ne samay mbokk lañu bi ma fi amee sama problème yi di jaabantee ka ñëw ay numéro yu nekk jox nañ ma ko ndeysaan dañ lay yërëm sax quoi dañ lay yërëm di la jox ay numéro kii de nee na ci kii ku nangam sangam moo mën lii kii de bu ko jàppee boo amee problème bii lii te man ba tey gisaguma Afrique développé te li ma bëggoon mooy billahi waroon naa am alal damay jënd benn ngandi gàlle ñii di bàkku yëpp ma woo leen ñu may joobal waa Europe Sénégal ñu fiy këpp ay milliards man loolu rek laa lay dox di leen jox ñuy lekk ñu naan defal leen ay télé lépp lu ñu bëgg wutal leen oto ak chauffeur pour que Sénégal baax pourtant loolu Macky Sall mënoon na ci def mënoon na ci liggéey mën na am gars yi ay nañu parce que ñaan am na waxuma ne amul nag ñaan am na mais nag ni ñu prétendre ne ñëpp a ko mën
ci kumpa gi lañu ko teg mooy yaakaar bi maanaam l'exception la ñu def la règle moo tax yaakaar nañu ne ñëpp a ko mën léegi nag dañoo dem ba léegi comme ñëpp ay wut YouTube channel man dama demoon ba am ñu doon def ay publicité affaire sëriñ yooyu sama rajo bi ma bañ parce que looloo joxe xaalis sax mais bugguma kuy tas yaakaaru nit ma am lu ma ciy complot mujj gi dama ko doon décliner te pourtant maa ngi ci doon defar xaalis de am na ñu xaalis bu ma ci doon defar boo xam ne ñii may jàppale laa lañ ciy dimbalee su ma jëndee computer jox kii jënd dictaphone maye fii wala laa jàppale leen ndax ni ñu may jàppale mais da ngay xam ne am na ay àq yu nekk ci ginnaaw c'est à travers cette peur là lañ lay maîtriser ngay ragal loo xamante ne du jaas sax du jaas ndax ndogalu yàlla bu yàlla jël teg ko ci sa kaw te ñoom dañ la koy wax ndogalu yàlla bu yàlla jël teg ko sa kaw kenn mënu koo dindi kenn mënu ko dindi bu yàlla ne moom lii de moom moo yore the final word bu ne maanaam baat gu mujj gi moo ko yore moom moo ko yore léegi nag nit ñi au lieu ñuy saraxe dañuy bàyyi ba am problème ñu leen di doog a saraxeloo au lieu ñuy génn asaka dañuy denc alal joo xam ne moomuñu ko ba yàlla li mu leen ci fekk leen ci du ñu dimbali seen mbokk ba ñu am ay problème ñu sant leen ko mais bu ko ñëpp doon def sax gis nga cette pauvreté là dina wàññeeku day gën a wàññeeku léegi nag il faut que ay charlatan di la tiital ñoom ñëpp yore ay canal YouTube léegi nii ku ci gën a ay sa morom léegi foofu da nga leen gis sax ñuy mbëkkante di wax ne diw ku ci gën a siiw rek comme ni sénégalais normalement di def rek ku ci gën a siiw rek ñu target la ne kooku amul dara day fen day fii déggoon nga fi ba ñi fi wax ne dañuy xar géej gi am nañu buzz te pourtant dañoo am ay clients da nga leen di xool rek ñu commencé di gën a nice ñuuloon kukk commencé nice di xees di commencé bay solu mel ni ay ñu dëkk Émirats arabes ci lamb gi lañ ko tàmbalee di def ay pronostic ku ci gagné rek ñu ne sëriñ la ñëpp loolu ci loolu la ñu nekk te loolu pauvreté accentuée moo ko indi te loolu moo li ko indi aussi mooy ragal un lendemain incertain loo xamante ne bu doonee sa destin mënuloo ci dara ñu tiital la nga dem noonu la gaay yi di demee tey ci kër yi ñuy wax ne ay kilifa diine lañu dañ fay sax dem te xamuñu ne yenn kilifa diine yi dañuy am ay sëriñ yu leen di defal loolu dañu am ñu leen koy defal ñëppay tàllal di ñaan su maam yàlla mais am na ci ay xarfa fuufa yoo xam ne même sëriñ soosu ngeen di dem dañu koy def maa la wax lii léegi nag nit ñi bu ñu nekkulee ci njub gis nga yàlla lu mu wax ci alxuraan du deñ gis nga boo nekkulee ci njub sa xel du dal mukk to foo fekk da ngay tiit léegi nag yow boo tiitee am na ci ñoo xamante ne mooy gu bon ji ñu nekkee bokkaale yàlla gi ñu nekkee jëf ju bon ji ñuy def ñoom dañuy defe ne ñoom bu ñu génnee xaalis rek jox ko seen sëriñ yu ndaw yooyu ñuy wax ñoom rek seen jaan wàcc na quoi ñoom dañuy defe ne loolu la ñuy def parce que loolu mooy dalal seen xel parce que tellement seen xel dalatul ñu leen di tiital ku ci nekk yaa ngi am foofar dem ba léegi murit yi di xas tiijaan yi wala di xas laayen yi ku ci nekk di waxante sa morom lu bon léegi dañoo dem ba léegi dañuy def ay vidéo di ko wax di ko wàññi ouvertement këru diine yu mag yu l'islam yi seen taalibe yi di xeex sëriñu ñi nga xam ne ñooy def ay maay mën ñoom it nekk ci suuf di xeex moo tax am na ci ñoo xam ne du ñu yore xaalis mukk parce que ci yooyu rek lay dem te mënoon nañ ko saraxe taalibe yi soxla nekk ci daara yi defuñu benn bàkkaar bu ngeen doon togg seeni togg di leen ko yóbbul chaque jour sëriñu daara bi jàngale rek lay def alors que am na benn daara bu nekk ci bopp koñ bi mën nga chaque jour sax nga yokk 2 kilo ceeb soo ko mënee nga yakkal leen benn plate même bu ko juróomi xale di lekk doy na baax na ñu ñam lu neex quoi mais bu leen ko gars yi sante lañ koy doog a def
réew mi jaxaso goo xamante ne promesse muy hope, promesse d'un lendemain incertain boo xam ne kenn xamu ko dul sunu borom ci la ñuy maîtriser toute cette foule là pauvre nit ñoo xam ne mënuñoo arriver sax à relier les deux bouts ci yooyu rek la ñuy yëngatu moom moo indi lii yëpp ñu naan ay dañu may ray ak suñ la laajee kañ moo lay ray xam nga kan lay wax ennemi ki nga xamante ne ñoom ñaar ñoom ñoo bokk li ñuy xëccoo kooku la ñuy pointer du doigt xanaa xamoo réew mi ku ci nekk am nga sa ennemi. Les gens se sont créés des ennemis inutilement pour rien, pour des gains, pour des futilités. Nit ñi nangootuñu wax sax nit ñi dëgg pour ñu jaamu yàlla yaakaar yàlla mais non dañ koy créer dañuy nangootuñu si wax nit ñi dëgg parce que waa ji fii ak mu ngi tiit nekk ci mooy yàlla ak def lu bon muy tiit mu ngi defe ne bu la joxee xaalis rek yow di nga ko mën a jëndal bu ëllëgee di nga ko ci mën a defal dara quoi alors que bàyyi nañu loo xam ne l'islam a ko digle ñu dem def ci lépp ay folklore ay fecc dañuy fecc ba tëyëx focc ba wëndeelu soxna si boo ko xoolee buy def affaire am yooyu ñu def noonu day fecc ba wëndeelu mais ñeneen ñi mu àndal tamit dañuy fecc ba tëyëx jël religion bi yëpp teg ko ci ay fecc ay affaire folklore mais yooyu dafa war a am limite fu tol nag boo leen ko waxee ñu woo la di la xas quoi wala ñu lay saaga wala ñu lay menacer wala bu ñu la jekkoo sax dañ lay duma wala ñu lay muulu wala ñu lay ñaanal kenn ñemewu cee wax léegi nag bu ñu jugee di wax ne dañuy dem ne salafiste yi ñoo leen di wax lii wala ñoo leen di wax laa mais bu ngeen bokkee l'islam bi yéen ngeen di woote yeneen yoon yoo xamante ne amu leen ay éléments religieux yu ngeen ko mën a justifier mais yéen ay xeeblu seen njiit yéen a njëkk a doon seen ennemi njiit parce que mënu leen am une explication rationnelle te l'islam lépp loo ci jël muy fait muy geste ci jàng naka la ñuy jaamoo yàlla dañu lay laaj lan mooy dalil bi lan mooy rationnel bi dañ lay laaj lan mooy rationnel bi pourquoi nga def geste bi boo defee geste bi dañ naan la rationnel bi lan la nga expliquer ne ko nii la mu doon sunna wala yàlla digle ko farata rek lay doon wala sunna mais yow li ngay def yëpp mënuloo ko expliquer ay diw moo géntoon ñu ne ko nangam sangam ay diw moo géntoon ñu ne ko lii wala laa nga bëgg a jël gént yooyu def ko par force dëgg def na yow loo génti rek noonu la loo génti rek nga yóbbu ko ci côté supernaturel ay nit na gëm ko mais loolu loo ci mën mais nag bu ñu demee ba bëgg a pervertir toute une nation il y a lieu de s'alarmer il faut que nit ñi wax ci nit ñu ànd ak tuuti seen xel parce que loo mënul a expliquer rek c'est parce que da nga koy def parce que habitude la wala def nga ko te kenn terewu la ko am na nag ñoo xamante ne dañuy nekk ci kër sëriñ si mais seen intérêt rek moo leen fa bàyyi dañuy ñëw fexe di góorgóorlu ba jege sëriñ bi di toje mani moom rek di ko toje rek wala bëgg sëriñ bi yore ko wala ñu wuti liggéey dañuy seet li gën a facile gëmuñu sëriñ si dañu fay lekkee di fa naanee ñu leen di jox ay oto ñuy dawal ñu leen di yónni ñuy dem ñoom liggéey la ñuy def en fait liggéey boo xamante ne ñoom satisfaction bi ñu mënoon am seen liggéeyu bopp te mënuñu koo créer amuñu compétence bi li gën a yomb mooy dem toog ci suufu sëriñ bi rek yooyu yëpp am na di dof-doflu nag di wax ay waxu dof di wane ne maa la gëm waaye bu réalité jotoon nga xam ne gaa yooyu gëmu la duñ la xeexal duñ la xuloowal doore bi ñuy doore sax c'est parce que seen intérêt lay bañ mu rëcc ci leen yal na nu yàlla dimbali yal na nu yàlla gën a orienté ay mbir yu doy waar la yoo xam ne neexut a wax ci sunu réew mi te fépp la sar-sarale nag kenn du ci wax moo tax ñàkk yi bu ñuy def seen causerie yooyu nga xamante ne c'est pour faire rire bu ñu koy daje
ah di reetaanloo nit ñi dañuy wax ñoom sax dañuy foye loolu le sénégalais et le marabout te boo nee sénégalais marabout ñaari côté lay dem waaw ñoo xamante ne islam kese la ñuy exploiter ay nit am ñoo xamante ne ci supernaturel la ñu ko teg maa mën lii te man loolu laay wax ne gouvernement bi comme que ñun dem na suñu nation ba en Afrique ñu xam nu ci loolu waroon nañu jariñ dara fu mu toll nii nag ñoom waroon nañoo wut benn commission boo xamante ne ñooñu ci loolu rek la ñuy liggéey sëriñ si ñu xam ñu nekk Matam ñu jëli leen Casamance dajale leen ñoom ñëpp ci benn cercle teg leen ci ay conditions yu baax ñuy ñaanal réew mi affaire yi di dugg xëy na loolu am na te ñun sax xamuñu ko mais loolu jar naa def mais pas ngay dem di seet ne ñaanal ma rëy liiru wala ñaanal ma kële mu tëj làmmiñam wala yooyu non yóbbu ko ci réew mi gars yi ay nañu kay mais challenge leen luy jariñ nation bi mais pas loo xamante ne pour côté benn nit kese la mën nañu kay nañ ko yóbbu ci réew mi ñu ñuy wax ñaata nag la ñuy rey ñu koy rey sarax boobu sax di dem ci peuple bi mais na nation bi nekk numéro 1 américains yi gëm ñu européens yi communauté européenne gëm ñu ñuy joxal ay contrat defal ñu suñu tali yi tabaxal ñu ay hôpitaux yónni ñu ay médecins yu qualifiés ñu ñëw di ñu liggéeyal ñuy faj suñu population bi di feebar dégg naa ba tey sax am na ñoo xam ne ay tuberculose da leen di rey quoi ñu mën a def médecine traditionnelle ñu boole traditionnelle bi jëm koo jaxase jox leen ay moyens saxal garab yooyu ñuy soxla jox leen produit yu ñu soxla bu fekkee ne mën na faj ay nit ñu faj leen ci dafa am benn ma yam foofu damay bañ a wax lu ëpp parce que des fois damay wax lu ëpp et puis man maay retrouvé wu ci ay coow yoo xamante ne daanaka du ko jar ndax dañ may woore di wax yi nga war a waloo ko wax lii alala yow diw xamoon nga ko ah yow sa lii la woon wala sa nit la woon dëgg la am na ci ñu bari ci ñoom ñoo xam ne foofu laa jaar ak ñoom mais nag l'intérêt du Sénégal moo gën a important l'intérêt d'une famille ou d'une communauté moo ëpp il faut que nit ñi di ci wax Libéria dafa am benn xale boo xamante ne dafa for $50,000 ndeysaan $50,000 xam naa ku ñu yar la xale bi mu ngi tudd Emmanuel Toulo la tudd ma nga nekk foofu ca Libéria da doon dox ci mbedd mi rek jékki-jékki rek for benn sac boo xamante ne daa am $50,000 ndeysaan mu seet xam naa ba gis information ki nga xam ne mooy propriétaire légitime bi mu delloo ko looloo ko def l'héros d'une nation mu nekk héros bu mag foofu ca Libéria président bi moom George Weah moo mujj recevoir ko ndax réew mi yëpp a koy coow xam nga léegi ak WhatsApp yi lépp ay feeñ information bu am à l'instant rek gars yi dañ koy partagante ba mu siiw $50,000 mu nekk presque 28 millions de francs CFA mu seet boromam ba gis ko jox ko président bi dégg coow li lool bari vraiment mu recevoir ko ci palais bi daal na ko yow xale bu jar a récompenser nga ndax sac bi nga jël ba pare dem seet jox ko tantam ne ko dencal xaalis bii ba ñu gis ku koy réclamer ndekete benn homme d'affaires jabaram moom moo réeraloon saak boobu ak xaalis bi nga xamante ne moom moo ci nekk mu dem ci benn rajo ndeysaan daal di lancer benn appel ndeysaan rek xale bi ñëw yóbbul ko George Weah nag may na ko $10,000 mooy presque ay 6 millions CFA may na ko waaw daal di koy may ñaari moto ba pare may ko benn bourse ne ko bourse bii ma lay may mën na laa yóbbu ba ngay def master nga jàng doo fay dara yii mooy geste lii mooy geste de référence pour une jeunesse
da nga koy yëkkati ca kaw ñëpp dégg ko bu ko defee bu ëllëgee su kenn foree benn téléphone surtout téléphone yi ñuy fàtte ci biir ci biir taxi yi ah gars yi dañ ciy def ay prank sax da ngay romb fenn te réewu tubaab yi ñu yaakaar ne ñoo ñu gën a jub ñoo gën a saay-saay koo toogal daaneel sa téléphone da koy jël rek def ko ci poosam soo daanelee $1 sax mu kof ko rek def ko ci poosam ne la gisuma ko def nañ ci ay prank da nga koy xool ci biir nga xam ne njubadi fi ñu koy yaakaaree nekku fa ci ñun lañu ko gën a yaakaaree nag mais bariwu fa boo xoolee société yi ni ñuy doxee rek ci ngay comprendre ci échantillon bi ñu lay wan moom moo lay wan koo xam ne boo ko xoolee doo ko teg agresseur doo ko teg sàcc moom mooy doon tojamaan bu mag bi waaw ci seen prank yooyu ñuy def nga koy gisee ñoo xam ne dañuy fen en te regardant dans les yeux di fen boo ko ci sunu am na ci sunu société ne nag mais ni ñu ko fa yaakaaree barewu ko fa parce que des fois dañuy def prank ñoo xamante ne dañoo pauvre ñu ñëw ay yalwaankat ñu daaneel dara ñu jug woo gaayam bi ne ko waddal nga sa téléphone nga def ko ci koo xamante ne oto la yore mu jël ko for ko def ko ci poosam loolu mën nga ci def interprétation boo ci mën a jàng bu rëy du pauvre du nit ñu pauvre ñi rek ñooy def njombe yooyu même bu fekkee pauvreté accentuée mën na la def un animal ba dootoo xalaat pour survivre waaw loolu ay geste la yoo xamante ne yu nu war a récompenser la mais aussi yu nu war a wax la te boo ko seetloo ci réew mi daanaka daal wax dëgg yàlla war nañ koo waxtaane daal waaw ci sunu réew yi war nañ ko waxtaane te loolu Libéria la xewee maa ngi lire sax benn ci élection locale yi di jëm un professeur d'histoire et de géographie au lycée de Ngexoox ñu koy wax Babacar Diouf ñu ngi publier sax ci site bi benn article boo xam ne daf ko bind article bi mu ngi ko titré fonction de maire ou conseiller simple qu'est-ce qui fait courir les candidats mooy dafa nuru ak waxtaan wi ñu fi doon def bërki démb ak démb mooy semaine passée ak démb mu jëm rek ci mbirum élection yi nga xamante ne moom la ñu dem ak gain bi ci gars yi di am moo tax gars yi boo liiree article bi dafay renforcer rek li ñu doon wax gars yi liggéey la ñuy wut maa ngi koy wax démb ñoo xamante ne mënuñu sauver seen bopp bëgg sauver une commune waaw parce que maire yi nga xamante ne ñoo maire de ville et de commune chef lieu de région yi ñoom daanaka presque 1 million la ñuy fayeeku par weer 900 000 lañ leen di fay moom lañ leen di fay parce que dafa am benn décret 2014 1225 fixant les taux maximaux des indemnités aux membres du bureau municipal et aux membres de la délégation spéciale de la ville et de la commune mu ne gars yi lii mooy seen indemnité lii lañ leen di fay ci liggéey boobu ñuy def ñii ñu leen di fay 500 000 muy maire de commune chef lieu de département di fay maire des autres communes 300 000 francs par weer ba pare ñu am ay opportunité di jaay ay terrain ak di def ay mbuxum parce que ñi ëpp ci maire yi dañ leen di maanaam ñoom ñu ay maire de commune kese lañu nga xam ne ñooñu doo def dara du ñu def daanaka dara ñu leen di fay 300 000 par weer moo tax gars yi di bàkku ni di telli ah waaw moo tax ñuy telli am ci ñoo xamante ne ci foncier bi la ñuy basé wu moom mooy maanaam seen source majeure d'enrichissement illégal d'enrichissement illicite terrain yi dañuy dagg rek di jaay yéen a ngi koy dégg fu mu toll nii maire yu bëri ñu ngi leen di def ay enquête parce que dañuy octroyer ay terrain seen mbokk yi am na benn waay moo woon naan ma yow sax xarit bi mooy maire telle place ah xanaa mayu la terrain te pourtant moom ki mu seeti man maa ko booleeg moom ki muy seeti di ko fréquenter man maa ko booleeg moom ba mu xamanteeg moom mu koy laaj mu koy wax jox ma sa carte d'identité pour ma wutal la pour ma may la terrain
mu ne ma xanaa boole wala ci ma ne ko man soxlawuma terrain su ma bëggee terrain maa koy jëndal sama bopp terrain dafa cher terrain yoo xam ne boo ko bëggee boo amee $1000 am benn terrain wax dëgg yàlla wala $2000 1 million ñoom duñ la may ay terrain Almadies duñ ko maye ay zone inhabitée la ñuy maye ay terrain ci région de Thiès bi te foofu noonu boo amee am na ci côté yoo xamante ne boo amee 500000 am sa terrain bu baax boo amee 1 million am sa terrain bu baax pourquoi may nangu sax ñu may may terrain te loolu sàcc la te nag ñoom ñëpp ñu ci ëpp ci ñoom duñu def seen liggéey foofu la ñuy sàccee askan wi léegi nag ñëpp bëgg nañoo nekk ay maire looloo xew léegi nii maa ngi koy wax démb dama lire article bi rek sama yaram di daw waaw ñu leen di jox ay budget yoo xamante ne maire yi mais gis nga maire yi des fois dañ leen di jox ay budget ay 500 millions moom lañ leen di jox te am na ci ñoo xam ne de loolu mooy minimum bi am na ñoo xam ne dañ leen di jox ba 10 milliards ay affaire yu doy waar dañ leen koy jox waaw monsieur le maire may ma terrain waaw maire doo ma may terrain conseil gis ngeen xew-xew yi fi amoon yoo xamante ne maire yi bi ñuy wax affaire parité yi ñu dem jël ay prête-nom ñii bind seen xolal seen jarbaat yi ñii seen cousin yi ñii seen cousine yi te askan bi du yëg ñu dugal leen ci conseil municipal yi jox leen ay responsabilité te kenn du ko xam léegi nag même ñi nga xamante ne ñoom la ñuy bind ñoom duñu ko xam est-ce que xam nga li ma lay wax fexe ba jël information Amadou Diop rek inscrire ko foo xamante ne moom xamu ko bu ëllëgee bu ma ñëwaatee dama koy abb këyitam rek dama koy abbaat këyit gi wala ma am ne dama koy wax nu ma koy defal ma dem réclamer ko changer tur bi def ko ci sama tur loolu Barthélémy Dias sax dégg naa ko mu koy wax ci benn vidéo bu yàgg muy wax gars yi naka la ñuy sàccee maire yi Barthélémy Dias pour vous dire que loolu rek day confirmer te ba mu koy def yàgg na ba mu koy wax ni gars yi di tojee réew mi moo tax ñun réew mi c'est à tous les niveaux la ñuy sàccee alalu Sénégal c'est à tous les niveaux toog nag di ko wax nii xam nga day yomb parce que tamit nit ñi dañ leen a sonal goo xamante ne fu mu toll nii dañ leen a sonal maanaam plus nga doon un vrai Sénégalais plus nga sonn réew mi l'économie est entre les mains des étrangers ñun ñëpp xam nañu ko réew yi ñu nekk nii dañuy fexe ba identifier seen waa dëkk yi di leen jox li ñu yelloo ci réew mi sunu maam yi sonn ci réew mi ñaq seen deret këpp seen deret ci réew mi ak seen ñaq tey yore seen kër yi ñëpp sonn ñu bàyyi ay charlatan di leen ruupaj ñoom it ñuy rayante seen biir ndax frustration ak stress ñi am opportunité war leen a protéger yore nguur gi di leen seetaan ana lan moo gën a noobul bëgg sa moromu sénégalais ana lan moo ko gën a noobul dimbali sa moromu sénégalais même bu réewee mais yéen a bokk réew mi boo ko jëlee di ko jox ay nigérian nga joxoon ko sénégalais moo gën parce que au-delà de ce sénégalais là tu aides une famille tu aides une communauté noonu la ñuy dimbalee gars yi mais réew mi économie bi yëpp moom laa lay wax nii mu ngi ci loxo étranger yi gis ngeen pétrole bi ngeen di dégg nii ñun sénégalais sax xamuñu lan mooy processus bi ay nit a ngi jóge ay Cameroun dëkk yi nga xam ne ñoom ay dëkku vraiment ay dëkku pétrolier la ñoom ñëpp am na seen citoyens yu jóge foofu fu mu toll di ñëw Dakar bien que Macky Sall ubbi na benn école boo xamante ne ñu ngi fay former ay xale ci mbirum pétrole c'est bien loolu dañu war a applaudir c'est bien mais nañu ko gën a yokk pour sénégalais yi gëj seen bopp gis nga bu ñu demee gis nga réew yi gën a ëpp pétrole ña fa dëkk ñoo gën a sonn ay guerru Biafra yi li koy waral genre yooyu yëpp ci la bokk villageois yi dañuy ñëw seen dëkk di exploiter seeni matières premières di leen polluer avec des produits chimiques ñuy gën a pauvre
dara dootu fa sax ñuy am ay maladie ay feebar te duñu ko xencu ñeex ñaanalu ma ko Sénégal mais ci loolu la ñu jëm des fois boo dee wax ci mbirum kii man je me sens mal à l'aise parce que en tant que émigré genre sujet yooyu waruloo ko wax mais ñun fi ñu nekk nii ñëwuñu di jël seen kii dañu teg ci ay yoon ne ñu nii ngay jaaree ak nii te bis bu nekk ñu dumañu ñuy jubal di forcer di jubal suñu xol di metti ñuy muñ di jubal dañu teg ci ay conditions yi tax ñu mën a dëkk ci réew mi toog fi soo ko fi deful doo fi toog mais ñun tamit la même chose on pouvait faire trouver des bourses familiales yoo xamante ne sénégalais yëpp lañ koy jox ndax ñëpp a soxla ndimbal képp ku majeur rek soxla nga ndimbal gars yi dañu réfléchir ci ay programme yooyu te loolu économistes yi mën nañ la ko génneel nag mais boo doon xool fu mu toll ni l'économie du Sénégal billahi la majeure partie et je n'exagère pas la majeure partie de la richesse du pays c'est entre les mains des étrangers une petite minorité ñoo xamante ne rôle de figurant la ñuy jouer ñoom ñoo ci am ay miettes te ñoon dañ leen di woowe ay milliardaires ah bu ñuy dee rek ñuy doog a découvrir ndekete seen papa amul woon dara quoi mais ana ñee ngeen fi doon tudd ñuy wax ay ñu leen doon woowe ay milliardaires ci réew mi xool leen seen doom yi léegi ak seen famille yi ñoom ñëpp a ngi émigré di def ay yeneen façon liggéey ay yeneen business parce que seen papa yi ay figurant rek lañu il faut que l'on crée des milliardaires sénégalais te loolu mën nañ ko baser ci li ñu yàlla may mais ci ay affaire yu caaxaan rek ngeen baal ma tey naru ma woon def émission sax am naa retard bu bari mais bu heure bi jotee ñi nga xam ne dañu may toog di may xaar su ma ko deful ñuy wootee di ku nekk di xalaat dara moo tax dañuy forcer pour mën ci di ci waxtaan mais sujet yi nii moo jara waxtaan distraction bi bëri na de lii may introduire nii les techniciens yi ñu ngi koy déglu des fois ñu woola di la jéem a encourager te ñun xam-xam bi dafa limité yéen jël leen ko ngeen yóbbu ko ñaan la boo waxee dañ leen di saaga boo waxee tudd kii dañ lay saaga xam nga yéen di ngeen nekk bitim réew moo tax quoi waa dëgg la man bu ma nekkoon Sénégal li may wax ni du ma ko ñemee wax loolu moom dëgg la moom à moins que ma am xaalis am ay garde du corps man it ku ma saaga rek ma yónni ku la duma waaw bu boobaa dinaa ko ñemee wax te ba tey maa ngi xalaat est-ce que bu boobaa danaa ko ñemee wax dafa doy waar sëñ bi dafa doy waar fekkee amul ku ci yokk dara waaw Ndiol waaw sëñ Ahmadou waaw ma sànni ci quelques kàddu acca waaw ci li nga wax lépp incha allah waaw wax nga fi ne effectivement gis naa ko sax ci presse bi soxna Aïda Diallo mu ne daal parce que violation de domicile ak tentative d'assassinat waaw nga ne 15 personnes xawma lan armées de machettes et d'armes à feu finalement voilà ci biir gàmmu gi dans la nuit du gàmmu la naissance du prophète paix à son âme waaw gendarmerie nag ne finalement def na enquête une seule personne waaw boo xam ne apparemment gendarme yi dañ ne dafa am trouble psychiatrique voilà évidemment mais parce que xam nga loolu mooy anarchie c'est ça la réalité Ndiaw su réew mi anarchie moo fi am anarchie la état de droit amu fi loolu Sénégal donc laa ko gis amul keneen ku ko ñeme ci àdduna keneen ku ko defoon foo nekk ci Sénégal boo ko defee des na dafa fekk malheureusement gendarmerie bu defee enquête dara du ci mujj 15 du ci mujj mais ci ban fànn lañ ko teg parce que bu fekkente ni bii ne effectivement sëñ bi moo tax parce que wax nga ko tout à l'heure moo tax ngay def defal rek looy créer sa yëfi bopp parce que booy créer sa yëfi bopp di jël mbir mi di ko yóbbu am loo ci téye kon xanaa kon yow sa bopp ngay liggéey voilà la réalité Sénégal moom ma ne Sénégal day li may wax rek maanaam dafa neexut a wax parce que sama discours léegi dama koy crypter léegi waaw parce que tel pays tel citoyen la wax naa ko démb waaw kooku moom amut sax
amul sax lu ci weddi te loolu maanaam Sénégal rek ngay gis nit ne kurus loo yore nekk multimilliardaire tegu ko fenn la ko tegul ignorance la soumission la boo xam ne teguñu ko fenn ci benn loo xam ne yoon maanaam xanaa kon selon maanaam certaines personnes l'islam est source d'enrichissement illicite te dañ koy daganal voilà lu yomb rek parce que pays pauvre ci loolu lay nekk d'ailleurs sax le Sénégal bizarrement n'est pas un pays pauvre parce que Sénégal dafa nekk un pays à deux vitesses des multimilliardaires la pauvreté absolue criante endémique nit ñi cherté de la vie di leen accablé dund bi seer na lépp seer na effectivement mbir mi takkarnaase le pouvoir temporel ak une certaine nomenclature à présumer notable et en fait c'est des corrompus voilà ñu leen di liggéeyal ñuy toog waaw voilà ñi nga xam ne sax ñoo créé diine ji daanaka dañu leen diir mbagg comme ni ñu koy waxee mais dans ces conditions kooku Sénégal rek lañ ko gis amul feneen ci àdduna pauvreté mooy indi loolu lu neex waaye def ko ren di nit sax ba pare ne dégg nga dara du loo ci fekk voilà la réalité un pays boo xam ne 17 millions la réew moo xam ne le pétrole et gaz coule à flot moo am ci àdduna bi waaw ci biir Sénégal plus de 250 entreprises étrangères yoo xam ne très cotées au CAC 40 ci France ñoo fa nekk wax nga ko tout à l'heure loolu moo fa nekk et d'ailleurs entreprise yooyu Bolloré bokk na ci ñooy financer les campagnes électorales du fils de Yadema te dañ ko condamné ci Guinée France fay na voilà actuellement mi ngi bëgg a jaay entreprise am muy Bolloré transport logistique addu kalpay foqar ci mafia la réseau mafia la mais loolu Sénégal su bënn la maanaam l'économie sénégalaise est totalement extravertie évidemment moom la Macky Sall di tuddee PCE boo xam ne dañ koy def photocopie di ko distribuer largement en Afrique sur tutelle coloniale golo di bay babu di dunde mais réew moomu naka lay mën a jëmee kanam réew moo xam ne les postes ay maire ak yooyu dañ koy jënd voilà dañ koy jënd te maire yi sax ñoo gën a dangereux ci Sénégal surtout nag lors du magistère de l'aventurier Macky Sall les maires se sont enrichis totalement illégalement en vendant des terrains jusqu'à créer la spéculation et d'ailleurs le premier spéculateur kan la c'est Macky Sall voilà la réalité Ndiol département de Keur Massar pourquoi muy jekk rek def ko à quelques encablures des municipales programmées bu ñu defoon donc dana ko addu kalpe et à quelle fin prolifération de candidats farfelu anarchie plus de 20 personnes bëgg xanaa kon dañ ci am njëriñ terrain la yi jaay di ko def ci seen poste dugg te du am benn enquête suñu paree toute l'opposition réunie koo xam ne sax jiñ la na 10 francs ñu tëj la ci kaso bi léegi Mansour Faye le plastique naka la mën a fexe mais xam nga Macky Sall mooy ndey mbili gi njawar nan ko wax voilà c'est tout mais Mansour Faye wax nga ko ci kii bi mairie mais Mansour Faye mais ñaar c'est-à-dire que Mansour Faye li mu yore ci ay casquettes ëpp na 10 casquettes mairie la maire la ministre poste yi Karim Wade occupé woon da ko multiplier par 2 leer laa la wax naa ci waxtaan 69 millions d'euros rien que ci Covid bi ak langue de barbarie bi milliards yépp la sàcc ñu woo ko di ko laaj explication la justice de carpette injuste instrumentalisée tëj seen gémmiñ mu leen di défier voilà jusqu'à ce qu'il ait le kilo même de vouloir choisir qui doit être maire ou pas alors que moom nul était Macky Sall il ne serait absolument rien mais Mansour Faye moom mooy kat parce que problème bi mooy Macky Sall prépare un coup d'État voilà la réalité c'est tout il appartient au Sénégal ñu dégg nga ñu lànk Sénégal am na pétrole ak gaz xam nga ne ci àdduna bi parce que yaa ko wax gaz ak pétrole dana couler à flot ci Sénégal
mais à qui profite le crime waaw parce que gaz boo ko seetloo fii ci France ak ci États-Unis dañ ko yokk léegi waaw Arabie Saoudite pétrole la parce que gaz dañ ko indexé ci pétrole bi Russie parce que Sénégal am na gaz ak pétrole mais lu mu koy jariñ Russie actuellement la Russie s'enrichit waaw dafa jàpp ci put Europe waaw voilà la réalité Sénégal rien que pétrole bi ak gaz bi mën nañ ci am sunu monnaie ñu assurer ci la défense nationale du ma tàyyi di ko wax mais duñ ci wax te pétrole bi di gaz bi day gën a yokk parce que du question ne Russie moo ko yokk déedéet li tax mu am d'abord Covid am na mais leneen moo làqatu ci ginnaaw Ukraine boobu nga xam ne américains yi ñëw fa ak tubaab yi def fa un gouvernement ngemb leen léegi gaz bi fa la daan jaar mais ñoom liñ doon fàtte bouton yi Moscou la nekk Moscou daal di tabax ñaari source léegi américains yi jéem a bloqué beneen bi finalement Joe Biden bi ñëwee xam ne amul pexe parce que Allemagne ci loolu la nekk parce que Europe dañoo def pression ci États-Unis loolu Sénégal mënoon na ko mais da ciy perte du dara du ci xew fekk dërëm du dugal ci bopp Sénégalais yi mais parce que amuñu ay njiit voilà la réalité au Sénégal la pauvreté maanaam c'est un calcul de politique politicienne les politiciens li ñu bëgg créer l'ignorance chez les populations loolu moo tax may faral di wax ne di ci jafandu malheureusement le discours ne passe pas ça ne passe pas la défense des intérêts d'un peuple est toujours proportionnelle au degré de sa conscience ça résume tout voilà la réalité et cette réalité là Sénégalais gis nañ ko mais dañ ci teg seen bët tant que Macky Sall nommé wu la boo waxee ñu ne ces discours amul njariñ su Ndiaro waxee ñu ne c'est un opposant même loolu wóor ne day wax dëgg voilà la réalité au Sénégal on marche sur la tête voilà pauvreté yàlla dimbali nañu jox nañ lépp wàccoo nañu noonu waaw lépp loo xam ne don la jox nañu ko mais politiciens yi ak les marabouts mais ak certains marabouts ci loolu lañ nekk ñoom ñu troubler l'ordre public péché ci la ñu dëkk jigéen ju rafet ñu addu kalpe la foqar ci ko voilà te binduñu ko fenn seen maam dictel leen ko te ñëpp a fi am ay maam voilà la réalité. jërëjëf Ahmadou. voilà ni ma la ciy fekk loxol borom. voilà Serigne Ababacar ñu déglu la. asalaamaaleykum sëñ Ndiawar. waaleykum salaam borom Normandie. maa ngi lay ziar bu baax. yaa ngi delloo ziar. waaw maa ngi leen di nuyu Ahmadou Diop. balaa li tax démb maa ngi la doon bind parce que man am na yenn yoo xam ne su ma mettee damay sama xel ci rajo bi lay njëkk nekk parce que fii laay bëgg ñëw jooytoo ko fi macha allah waaw yal na leen yàlla dolli sutura amiin yaa rabbal alamin dama doon def benn analyse par rapport ak ci gàmmu gi passé wax yi ma dégg kilifa diine yi wax ko wallaay ma lay wax ni Tijaan laa ba pare wax dëgg fa ne yàlla bokk Tiwaawan mais dama yaakaar ne xëy na li may màgg moo tax peut-être sama xel gën a yeewu wala li may déglu rajo bi wala boog niveau sëriñ si dafa baissé parce que dama choqué wu bi ma déggee xalif général bi doon wax par exemple ci élection maire yi élection locale déglu naa ko mu ni élection maire ñëpp a bëgg doon maire jigéen attanul saaku ceeb bu maire amee père dafa war a am oncle am tante am ma déglu wax ji ba mu daaneel wax bi amul benn sens ma ni mais wax ji maanaam bu dee yow xamul moom bu dee moom xamul luy élection locale ak njëriñ ji mu am mu noppi ci rek parce que bañ a wax sax moo gën wax loo xam ne nit ki da koy déglu ba pare doo ci am dara loo ci jàngat loo ci jëriñ pour bañ a j'étais très déçu pour bañ a yàqal candidat yi xam nga loolu jigéen ñi lay bloqué ma bàyyi la nga yeggali d'accord
man daal wax jooju doon pour man amul solo amul bopp amul génn. yàlla na ma yàlla jéggal mais man analyse boobu laa ci def te sénégalais yi nañu yeewu. man damay dem Tiwaawan di ziar et tout ça mais léegi dama jékki-jékki jël benn distance boo xam ne ci affaire u sëriñ. boo xam ne nii léeg-léeg sax damay dem ba tiit sam bopp tuuti. mais maa ngi daal saxoo li ma saxoo te ñaan yàlla def ma jullit rek mais gis nga Sénégal njaay. damaa yaakaar ne dañoo alko parce que ni ñu jàppee sëriñ ak niñ koy xër giñ ci xër te amuñu lu ñu benn njëriñ. ñu continuer nekk ci loo nekk daaw ba ren gisoo ci changement xëy war nga mun a soppeeku. ma gisaat ci sëriñ Moustapha di wax ci gàmmu gi naan këram gi mu nekkoon gis na fa ay pittax yoo xam ne musu leen gisat ay pittax yu ñu yónnee nit ñi di tàccu ñi ay xale yu góor yu mat ponkal war a dem liggéey nekk foofu di yuuxu mel ni ku yor mbëru làmb di wax def yi dama leen di seetaan mais damay ne ñi est-ce que ànd nañ ak seen sago. ma déggati beneen waay boo xam ne leen surtout Baye Niass la muy xas Macky Sall naan dafa nay daf ma jox 120 000 francs di joxe téléphone am naan xoolal liñ may wéev di wax man daal ma leen di xool ba ci yàgg jékki-jékki après ma arrêté li may seetaan parce que dama doon intéressé wu. ma ni sincèrement parlant Sénégal soit amatul sëriñ. wala boog ñun dañoo yàgg nax te man maa ngi ciy doogay jël conscience mais am na loo xam ne nii war nañ ko seetaat waxoon nga ko fi fan yële naan la religion est l'opium du peuple mais Sénégal il faut que ñu jéem a bàyyi defeeru ci religion bi te gëm suñu bopp liggéey ndax loolu rek moo ñu mun a jëmale kanam. loolu rek laa bëggoon wax ci affaire u gàmmu gi metti na ma trop nag ñetti kàddu yooyu ma dégg jaaxal na ma trop. li ngeen doon wax ci affaire u terrain yi. gis nga domaine public Sénégal terrain yi normalement terrain yëpp état moo ko moom. Sénégalais bu bëgg terrain. normalement da ngay dem préfecture wala mairie nga bindu. bu terrain bu remembrement amee bu ñuy dagg terrain ñu dagg jox la. gratuitement. code domaine public Sénégal noonu la tëddoo. loolu nag la nit ñi di jël di ko exploiter di ko jaayaat di exploiter ignorance su nit ñi. mais ku bindu normalement war nga mun a am terrain. wallaay. voilà affaire u pétrole bi. barki démb dama jóge Maroc. dama dem Maroc pour la première fois gis ni ñu développé train yi. ak vraiment ville yi nu mu kiiwee may waxtaan ak benn paa foofu. ma ne ko Maroc lan la am ci richesse mu ni ma phosphate. ma ne ko am na pétrole ak gaz mu ni ma déedéet mais fii ak 2024 dina ñëw. ma xool Sénégal li ko yàlla may ci pétrole ak gaz bu ñu jotoon na exploité ba pare parce que gars yi ñu ngi naan ça va couler à flot. mais Sénégal ñi ngi exploité. pétrole bi ak gaz bi. dëgg la. ba xool loolu lépp ak njawar fi ñu toll tey jii nii. ak fi Maroc toll. ma ni xëy na bokk man dama yaakaar ne daal dañoo alku duñu mus a développé. waaw foofu rek loolu rek laa bëggoon wax ngeen baal ma àq. ci kàddu yi. jërëjëf. Karl Marx moo ko waxoon moo ne la religion c'est l'opium du peuple mais nag ñi désespéré ñi ñàkk rek lay gën a affecté quoi parce que ñoom da ngay nekk ci ay problème ba après da ngay yaakaar ne maanaam lu jéggi dayo moom moo la mën a génne ci situation bi te loolu mooy yàlla léegi nag yow doo xam fan la yàlla nekk ngay dem seeti ji ay nit defe ne ñoo la gën a jege yàlla nga dem ci ñoom sëñ Babacar gis nga sëriñ si sax dañ leen di nax xam nga nit ñi dañoo defe ne sëriñ si maanaam ay yonent lañu xam nga yonent moom yàlla moo ko yónni mission di ko communiquer di ko guider su demee ba nga xamante ne nekk na ci difficulté mu may ko mu def kéemaan mu may ko mu def maanaam dañuy toll ci survie nag jaaxaan xam na nag lii kenn mënu koo def ku dul yàlla affaire bi foofu la kéemaan yooyu di génnee de duñ ko foowee waal du ay foo extrême nécessité la yonent yàlla Moussa bi muy xar géej gi neexu ko rek mu xar ko dañ doon daw ba mënatuñoo daw jàkkaarloo géej armée di ñëw sa ginnaaw yore ay gabar te buñ la jàppee dañ lay rey mu ñaan suñu borom mu ne ko dóoral yat wi mu dóor mu xàjjeeku mu traversé ay mbokkam yàlla labal ña ca des loolu kéemaanu yàlla te kéemaan googu kat yàlla ku koy jaamu la koy defal gars yi nañu yeewu waay yàlla ku koy jaamu la koy defal gis nga kéemaan yi ñuy dégg yëpp sëñ Touba julli na ci géej gi boole nañu ko ak
ak nag wi rey ko boole nañ ko ak gaynde gi ñu yóbbu ko 7 ans ca Gabon ak Lambaréné mu dellu si mais nekkuloon foofu di break dance wala di def ay affaire da doon jaamu yàlla di ko dimbali wala yéen da ngeen def ne kéemaan yi da ngay raay sa deq tëdd sa ay jongama bu la neex di dawal sa ay 4x4 doo julli waxtu di fecc suba ak ngoon après yàlla di la jox kéemaan yooyu saawaay gars yi loolu yomb na di loolu rek war na la yee yàlla yonent yi la ko defal yonent yi nga xamante ne jaamu yàlla rek la ñu saxee ñun nag dañuy am ñoo xam ne dañuy toilette gain ba nice ñii di rouge à lèvres ñii di musóoru ñii di maquillé ñii di xeesal yor seeni ay jongama bu nice ñu takk léegi nag ñooñu la ñu gën a yaakaare ay kéemaan quoi parce que léegi comme que gars yi dañu pauvre ku am wërsëg rek dañu def ne yow ak yàlla yéen a nekk loolu réer la gars yi kéemaan yi nekkul foofu kéemaan yi extrême nécessité lañ ko doon defee mbugal yi nga xamante ne ñoom yonent yàlla Suleymaan yañ daan def di jël ngelaw li di dem ñoom yonent yàlla Saaliw ak gëléem ga yooyu yëpp mbugal yi ñu def seen peuple yàlla la te loolu kéemaan la mais ñun dañuy bëgg di brailler sa léeg-léeg nga sol costume loolu nga sol lii ba pare ñu bëgg ànd ak ay yenn wilaya yi quoi ku ñafe sax sa yaay ñaanal la ba nga ñafe ba am dara sax quoi nga dem ne sëriñ bi moo la ko jox sëriñ bi moom laa demoon seeti mu tuflu ma sëriñ yi ni ñuy tufli par jour ba ngeen ko xamoon mais du ñëpp ñoo ciy doon ay milliardaire kon Sénégal bëri milliardaires yi ne ñun ñëppay dem ci sëriñ si li ñu séq ak ñoom jaamu yàlla la li ñu séq ak ñoom kennal yàlla la li ñu séq ak ñoom ñu fàttali ñu ñuy sellal di julli di woor di natt asaka di saraxe di dem màkk sunu ko mënee gëm yonent yépp di maanu nag ci lu ñu xamul mais fu mu toll nii boo waxee maanu boobu la ñuy indi gis nga gars yi bu ñuy def seen dérive nii soo ci waxee man bu ñu ma waxee nit tam day ànd ak maanu quoi parce que bu ëllëgee sénégalais yu bëri yi di dem safara ñàkk a maanu bu ko defee ñëpp ragal nag te ñoom maanu wuñu kat parce que ñii di ki lay ñëw di la dig soxlaam di la jox ay mooni nga koy coob di ci takk ay soxna jënd ay kër di ci def li la neex ñàkk a maanu weesuwul loolu gars yi waaye yow ñàkk a maanu bi ñu lay wax mooy maanaam yow bul yee kenn quoi bul ci wax parce que boo ci waxee yaa ngi leen di jiiñ dara kon ñun ñëpp nañu ànd ñàkk a maanu comme que ñoom dañuy ñàkk a maanu di exploiter na gars yi ñàkk a maanu dénoncer leen ñim am na ñu mën de waaye ñu mën bëriwuñu de gars yi ni ñu koy yaakaaree ñu mën bëriwuñu moo tax tunkara bi nekk ci 2STV ku ci telli ba ñëw rek mu laaj la ay question yu basique ñu naan ay borom daara la ñu am loo xam ne sax xamuñu ko les informations basiques de l'islam duñu ko xam xam na ñooñu dañu lay nax rek ñu yem fii bala ñuy defaat beneen émission ba suba incha allah ñu dajawaat maa ngi baalu àq nag ñëpp di baalu àq sax sama bopp ndax bu ma dégloo sama bopp sax du ma kontaan quoi waaw du ma kontaan donc maa ngi baalu àq sax man sama bopp di baalu àq képp koo xam ne dégg nga fi lu la neexul maa ngi lay jéglu waaw di ñaan yàlla ñu gën a gindi man de sama xol bi nii amul ende gars yi damaa bëgg ñu defar lu baax waaye ñu mën a ñibbi ñu bëgg ñibbi man you wanna go back home yeah loolu la ñu bëgg sunu famille yi di souffrir Sénégal yooyu neexuñu waay gars yi mais di toje mani kii bi pétrole bi di ko joxaat tubaab bi ñoom ñuy tabax ay pont ak ay hôpitaux di def ay recherche ñun ñuy pauvre alal boobu boo ko bàyyi woon ci réew mi ñu am boo naree doon benn milliardaire boo xam ne sa xaalis nekkul ci réew mi nga créé ci bokk ay 50 milliardaires ñoo xam ne seen xaalis day nekk ci réew mi gars yi investir ko foofu am na ñu bëgg a investir ci domaine médical bi tabax ay hôpitaux pas plus tard que vendredi passé la sama benn xarit bu demoon vacances Sénégal rek dem école bi nga xam ne fa la doon jàngee mu gis état de délabrement bi mu am mu volontaire génn ay millions pintuuraat classe yëpp école Aslem 4B Assane Ben Ndiaga Mbeng imam Assane sama sëriñ mu ngi fii ci Houston Texas ma siiwal ko day làqatu waaye ma siiwal ko école Aslem 4B ca Aslem 1
ci HLM 4 retapé école bi yëpp maire bi yónnee directeur école bi kontaan ñu def seeni discours son frère DG Free moo teew moo ko représenté Mamadou Mbeng citoyen yaa ngi fi ay nit ñu bëgg a investir ci réew mi pour dimbali nit ñi te xoolal gis nga loolu bu ko politiciens yi déggee dañuy defe ne le gars s'intéresse à la politique quoi il s'intéresse à la mairie des HLM te billahi yërmande rek moo tax mu koy def man xam naa ko je le connais je peux écrire un livre sur lui kenn yëgu ko defar école am ba mu baax noonu la amee sénégalais yu bëgg di def yu baax foo xamee ne amuloo fa benn intérêt nga dem defaraat école yi pour lan pour xale yi am école yu baax yu nuy jàngee defaraat table banc yi pentuuraat xolal mu pentuuraat tableau yëpp ba mu ñuul kukk dépoussière fenêtre yi pentuuraat ko bunt yi damm yi ñu soppi ko def ko ay bunt yu baax lan la ci jëlee gars yi dañuy defe ne yow da nga soxla maire bi quoi parce que sénégalais lu muy def rek am na lu tax waaye dañuy fàtte ne am na sénégalais yuy def waaye li tax nit ñu yoruñu ko yàllaa ko yore yàlla na ñu yàlla dimbali ñuy am échantillon yooyu di baalu ak ñëpp di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot jërë ngeen jëf. autrement du fenn fu dul fii si sunu kër kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam donc loolu mu koy def ba yàlla def mu yóbbu ma def ma directeur général Petrosen ñu toogati diir mu woo ma pour yóbbu ma ministère de l'énergie des mines et de l'hydraulique première rentrée te amu si lenn lu ma ko laaj chaque fois mooy woo ñëw ne ma Macky je veux que nga dem fii bi ma demee énergie mine ñu dem accident bi am mu tegal ma si équipement mu nekk surcharge bu 10 ba ñu ci génnee Idrissa Seck di former gouvernement moom moo ma woo bureau la première fois ne ma toogal muy defar gouvernement boole ma ci pour ma koy jox xalaat ci koo xam ne ministre nga pare laaj ma loo ci bëgg ma ne ko loo ma si jox baax finalement ma ne ko kon xanaa ma des fi ma newoon muy miin ak yeneen ndax maa ngi la ciy liggéeyal te yaakaar naa ni secteur la boo xam ne je me sens à l'aise mu ne ma kon je vais te mettre ministre d'État parce que ça anoblit comme ça tu vas être premier sur la liste après le premier ministre loolu la ñu nekkee dënk ma cadre parti bi ñuy dem di dem ba jëmmi jamono mu woo ma te loolu aussi dañ ko war a leeral pour l'histoire keroog assemblée nationale boo gisee ñu def li ñu def dañu bëggoon wane ne itam tey jii assemblée bi sa assemblée la les députés sont derrière vous et soutiennent le processus de l'organisation de la conférence islamique et c'est à l'unanimité majorité comme opposition que la ñu voté cette résolution ñun si loolu la ñu nekk ñu si leneen. c'est vraiment ki ñu ngi wax parce que addina bi ko doy waar su ma seetee ba ne kii laa bëgg a dénk lii. waaw bu seetee di seet ci Sénégal yi ba ne kii laa bëgg dénk lii. yàlla ak man rek noo ko xam. ne kenn xam ko pour suuf ba dara ko talaa. ñii nga xam ne nag da nga leen fi fekk ma jox la poste bi. ñii ñoo fi fekk mu jox la poste bi. damay seede ni amul kenn ci ñoom. ne. ak nga jox ko lii. ne kor yii nga fekkoon ci parti bi du nekk yàgg ci noo ngi nii toog waaye nag amul kenn kuñ mës a jox bëgg bu tëb ne bu recevoir la ne ko lu tax nga jox loolu man. danañu ma jaaxal. ne bu ko defoon jaaxal. ma leen man wax lii wala lëleel. du leen wax lii wala lël. lu dul sama bëgg-bëgg bopp rek. lu dul rek sama bëgg bopp. yàlla moo ma xiir rek ci loolu ma def ko te yàlla ma ko sant. mënu ko expliquer am na ñu xam ne woon dugg seen bopp. moom ma xiir ci loolu. ah président ne waaye nag yàlla ko xiir ci loolu. ñu waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l'intérieur. en tout cas président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragaloon. kon loolu de wax dëgg yàlla xam nga xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il faut que nga dem foofu parce que loolu moo ma gënal. ko bu dee moo la gënal man amatuma choix kon avec votre soutien je suis sûr que je réussirai. C'est comme ça que j'ai été nommé ministre d'État, ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et porte-parole du gouvernement. Donc
ku la defal lii yëpp ndax am nga payam